coalition bi nga xam ne moo di Benno Bokk Yaakaar ak coalition bi leen di Yewwi Askan Wi mën nañ jàpp daal tembe ne fu mu toll nii ku ci nekk ak jafe-jafe ba nga xam ne jot nga ko juddu ndaxte bu dee ci Yewwi Askan Bi la Khalifa Sall ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba ci sax nag ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha dañoo jaarootul benn yoon li nga xam ne moo di taal ndaxte waa Pastef yi nekkee fii ci diwaanu Ndakaaru ñoom ñoo fas yéene rek dala abbu seen yoonu bopp ngir rek daal di samp li nga xam ne moo di seen ay candidat fii ci diwaanu Ndakaaru moo ni day tembe seen wax lenn la woon mooy nan la ñuy def rek ba daal di am li nga xam ne moo di benn candidat fii nga xamante ni moo di ci diwaanu Ndakaaru lan moo indi nag coppite bi ni mel ñu bari dala jàpp ne bokk na ci ambition yi nga xam ne mooy ci wàllu liste bi waaye tam la nga xam ne jot naa xew foofu la ci diwaanu Tivaouane ci li nga xamante moo di Serigne Moustapha mi leen waroon a recevoir leneen loo xam ne tam jot naa bokk ci wàll yi moo di Benno Bokk Yaakaar Macky Sall mi am jafe-jafe ci wàllum tànneefam moom tam kenn ci ñi nga xam ne ay jege ñaarem lañ jot nañu wax ci wàllum l'Observateur moom daal dafa fësal bu baax a baax que ni Macky Sall comme na mu ko daan waxee rek noonu la ko gën a fësale mooy képp koo xamante ni yaa ngi nekk maire nekkoon ci benn gox dinañ conduire même liste mais à condition que ka nga xamante ni moo fa nekkoon mu am base politique wala sax na mu jot a gagné li nga xam ne moo di élection ngir rek gën a fësal ndëgër laay ndax jot naa jàpp ne ku xas ba gagné li nga xam ne moo di ay élection wala mu am base politique daal ci benn gox kenn du jël risque di ko changer ci li nga xam ne moo di wàll kon mu mel ni coalition yi ak nañu amee woon taxawalin kenn ku ci nekk daal ak jafe-jafe ba nga xam ne jot naa judd ci sa wàll yi lan mooy sabab li ni mel ak solution ba ci war a mën a judd. mbaa du yokku guerre bi rek wala nga guerre ah yàlla baax na politique moom man dama cee sonn léegi naa bàyyi ma ñëw jot ci xalaatam. bon suñu xalaat bon xam naa du ci bëri mais li nga xam te ni kam jàpp nañ ko par rapport ak li nga xam te ni moom moo am daanu si ñun démb mu nekk premièrement li nga xam te ni gis nañ ko ci biir coalition bi ñu duppee Yewwi Askan Wi muy que Pastef Dakar dafa retiré wu ci li nga xam te mu ne coalition Yewwi Askan Wi donc c'est un phénomène wala sax benn événement bu nga xam te ni c'était prévisible ndax gis nañ que Bougane Gueye Dany bi nga xam te ni mu ngi nekk njiital Gëm Sa Bopp moo njëkk a claquer la porte génn dem yoonam pour ay problème couleur ay problème logo ñu bëri jàpp ne aussi dina am ñeneen ak ñeneen ñu nga xam te dinañ génn ci biir coalition boobu noonu parce que mën nga jàppee jeu de dupe maanaam dañuy ànd mais ku ci nekk tey ji yaa ngi nas ay ndëgg sërëx yu nga xam te nii yow di nga gën a représentatif ci élection yi nga xam te moom la ñu dëgmal léegi nag ñaari mbir mooy am benn bi mooy le président de la République Macky Sall moom devoir am wala sax moom bëgg-bëggam actuellement moom moo nekk que coalition bépp ba coalition bu nga xam te ni bokk na ci kujje politique yi taxaw fii war ko mën a andil problème ci élection yi ñu dëgmal dina fexe def le tout pour tas ko mooy li nga xam te moom moo nekk transhumance bi nga xam te ni ñu ngi koy gis mais leneen lu nga xam te ni aussi dafa nekk loo xam te ni facteur principal la ci problème bi nga xam te ni tey jii mu ngi gangréné wu ci biir opposition bi moo nekk problème mu investiture yi parce que tey jii investiture yi ku ci nekk da ngay bëgg ñu investir sa nit ci gox bi nga xam te ni moom nga nekk léegi nag Dakar tey dafa nekk benn enjeu parce que lii tey ñu bëri nañ ko jàpp ne peut-être élection gox-goxaan la mais dafay permettre tey ji parti ñu natt seen bopp parce que Dakar ku ci nekk ci ñoom da ngay bëgg gagner Dakar ku ci nekk ci ñoom da ngay bëgg gagner Ndakaaru parce que Dakar aussi moo ngi représenté lu bëri ci électorat bu réewu Sénégal moo tax ki nga xam te ne moom nekk Ousmane Sonko aussi ci élection yi nga xam te moom la ñu génn en 2019 mu nekkoon 3e ci élection yi Idrissa Seck nekk 2e ci élection yi Idrissa Seck moom tey jii dem na rejoindre parti bi nga xam te ne mu nekk wala coalition bi nga xam te ne moom moo nekk ci pouvoir bi mu nekk Benno Bokk Yaakaar tey Ousmane Sonko donc moom mooy nekk leader potentiel li nga xam te ni moom moo nekk opposition yi donte ni am na ñu nga xam te ne nii jàpp nañ ni tey ji lu ni mel dañ ci war a tegaat ay interrogation parce que ci biir élection yooyu noonu Ousmane Sonko bi mu jëlee 3e ki nga xam te ne moom moo nekk waa PDS bokkuñ ci mais également gis nañ ñeneen ñu nga xam te ne ni bokkuñ ci lu ci mel ni Khalifa Babacar Sall donc Ousmane Sonko peut-être ñooñu ñoo ko permettre tey ji li ñu bokkul moo ko permettre tey ji mu am position bi nga xam te ne ni am na ko mais gis nañ quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko ci boppam di incarner li nga xam te moom moo nekk opposition Sénégal tey ji bu ñu wax opposition fii ci Sénégal Ousmane Sonko mënuñu wax kenn te waxuñ Ousmane Sonko donc moom aussi ci élection yi ñu dëgmal bien vrai que musta participer ak partem ci ay élection locale mais tey ji yoon la ci moom mu fexee xam wala mu fexee am benn représentativité ci biir réew mi maanaam am maximum de maire mais bu fekkee ne tey jii
ci biir coalition bi ñu duppee Yewwi Askan Wi la bokk Khalifa Ababacar Sall nekk ki nga xam te moom mooy tirer les ficelles mooy tabb ki ko neex te Khalifa Ababacar Sall aussi moom ci boobu li ko daloon ci élection législative yi ñu génn du seetaat mu dalaat ko parce que élection législative yi ñu génn moom moo nekkoon le patron de la coalition mais boo seetee tey assemblée nationale moom amu fa benn député 0 député la fa am donc moom tey jii nii du nangu benn yoon moom ci boppam ci élection locale yi ñu nekk nii. topp ci ginnaaw. topp ci ginnaaw Ousmane Sonko aussi du nangu topp ci ginnaaw maintenant fi problème bi nag am mooy ñoom dañu bi ñuy def seen coalition dañu waxoon ne dañuy teg coalition bi ànd élection locale yi ak législative yi bu élection présidentielle jotee ku nekk béyali sa baay bësi wala ñebe. léegi nag ñoom li nekkoon seen force mooy ñu ànd parce que Ousmane Sonko ak Khalifa Sall c'est quelque chose lu am doole la lu solide la léegi ñoom ñaar tey jii bu fekkee brèche am na ci seen biir coalition dafay permettre Macky Sall ay objectif am mu am ko parce que dina am doole parce que dina mën a tey jii doole bi nga xam te ni moom la ñu waroon am diggante bu ñu boole woon diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall doole boobu noonu dootul amati te bu ñu demee ci élection yi aussi par force ki nga xam te ni moom moo nekk Benno Bokk Yaakaar mooy ëppale ay maire ci biir réew mi et ça pertement lay doon ci kujje politique yi mais nag politique moo laaj lu ni mel politique moo nekk loo xam te ni calcul la politique moo nekk lu nga xam te ni alliance yi ni ñuy wax yépp ay mbiru ku ndëgg sërëx la ku ci nekk da ngay def parce que da nga bëgg quand même am peut-être lu nga xam te ni moom moo lay permettre nga ëpp dayo sa morom léegi bu ñu duggee ci li nga xam te moom moo nekk li nga xam te moom moo nekk coalition Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar tey ji xam nga le président de la République Macky Sall dafa joxe ndigal maanaam ñoom ñëpp ñu toog déglu ko ba mu joxe ndigal bi maanaam sifflet match bi ne commencé na léegi Aïcha Thiam laa bëgg yow yow laa investir Gueule Tapée diw laa investir fii diw laa investir fii diw laa investir njum la ñuy investir d'accord amul benn problème Macky Sall mu ngi lay dégg wala ay ñooñam ñu ngi lay dégg léegi coow maag sama papa Ousseynou Anne moo fa nekk coow maag moom damay tooy rek léegi nag ci kaw loolu tey jii dafa am ñu nga xam te nii quand même ay ponkal lañ mun naa ne ay dinosaures lañ ci wàllum politique fii ci Sénégal jël exemple de Mary Teuw Niane Mary Teuw Niane il est de l'APR mu ngi bokkoon ci li nga xam te moom moo nekk mouvance présidentielle bi moo fi nekkoon ministre de l'enseignement supérieur donte ne sax jëlee nañ ko fi léegi mais dafa am ay ambition fi nga xam te ni moom moo nekk Saint-Louis tamit dëkku ki nga xam te ni moom moo nekk dëkku Mansour Faye la le beau-frère du président de la République Macky Sall maintenant tey jii nii buñ déggee ne Mary Teuw Niane ci boppam ñëw na fippu fësal ne moom il est candidat ci mairie bu Saint-Louis du xaar le président de la République Macky Sall naan ko yow laa tabb wala diw laa tabb souvent ñu bëri jàpp nañ ni ki nga xam te moom moo nekk Mary Teuw Niane am na ay écho que ni Macky buy choisir entre lui et son beau-frère son beau-frère lay choisir comprendre nga maintenant mën nañ ko jàppee aussi courage politique parce que tey jii nit ki souvent sa destin yow yaa koy jël en main doo xaar ma Samba wala ma Demba di ko tracé te aussi fi nga xam te moom moo nekk wàllum élection locale yi du mbiru le chef de l'État mooy nekk fële ca Dakar wala fële ca kaw di choisir kan la ñuy tabb élection gox-goxaan la ki gën ci gox bi la ñu soxla ki nga xam te ni aussi waa gox bi ñoo ko choisir parce que xam nañu gox bi moom la ñu taamu moom la ñu jël léegi nag nga demaat ci beneen fànn tey jii mu gën a compliqué mu nekk ñi nga xam te ni dañu nekk ci Benno Bokk Yaakaar mais bokkuñ ci biir APR comme par exemple le cas de Aminata Mbengue Ndiaye mii ñoom ay socialistes lañ bien vrai que depuis 2012 ñu ngi ànd ak le président de la République Macky Sall di ko jàppale mais dafa am ay maires yu bëri yoo xam te ni ña fa nekk ay ténor ay punkal yi nga xam dañuy xëccëw di mbëkkante kenn ki mun naa ne APR lay nekk kenn ki biir parti socialiste lay nekk nga jël exemple de Kaffrine foog naa Abdoulaye Wilane ak ki mu fay xëccool instant bii nii mairie ba donc lu ni mel nga gisaat ko tey jii fii ci Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr moom mi nga xam te ne aussi mu ngi xëccoo ak Amadou Ba tu vois donc c'est des ñoo xam ne ànd liggéeyu lañ doon gën a gis ñoom ñuy dem di def la guerre la guerre léegi nag kan moo war a mën a orienter ñooñu kan moo leen war a mën a teg ci yoon c'est le président de la République Macky Sall mais quand même ni mu amee éclatement ni mu amee ci biir
kujje politique yi nañ ko xaar forcément aussi ci biir mouvance présidentielle parce que choc d'ambition mooy am ku ci mais nekk ci kujje gi lay gën a fasee mañoon parce que lii on s'y attendait li am ci yeewi bettul kenn sama yaakaar bokk ñun bettuñu ñun waa plateau bi ndax tout le temps ñu waxtaanee ko dafa nekk loo xamante ne man comme ni ma koy waxee mooy ñaari kuy duñu bokk mbalka effectivement loolu la wolof jaay di wax de ñaari kuy du bokk mbalka et loolu lañ gis ni instant bii nii ñaari kuy commencé nañu bëkkante ndax bu Ousmane Sonko xëccee mais nag man du ma d'accord ak yow ci que ne ci biir kujje politique gi lay gën a jaxee même ci biir pouvoir bi même ci biir mouvance présidentielle même ci biir Benno Bokk Yaakaar dana saf sàmm fi may waxee mooy kujje gi bu ñu nekkee di xeex loolu avantage nguur gi la effectivement déggoo ma ne la déggoo sama bi may entamé sama analyse dama ne la Macky Sall moom li koy njëkk a arrangé tey ji moom mooy diviser coalition yi maanaam ñu tasaaroo bisa bu ñu tasaarooyee seen force dafay wàññeeku léegi nag moom ci boppam tey jii am na benn intelligence politique bu nga xam te ne Macky Sall ci lu mu gën a xarañ ci lu mu gën a aay mooy fexe ba noo ñëwee ci moom mooy transhumance bi ngay gis fii. est-ce que man gloria bi xeeñ ci kujje gi la nar a jógee. ci kujje gi en tout cas en ce qui concerne gloria bi ñu bëri ñu ngi wax ay yu bëri ñu ñuy jéem a. gloria gàgg ci kujje gloria bi jiw la borom média boobu la. non en tout cas man. tase nañu Kaolack il a encore man tase nañu Kaolack. dama ne borom média boobu la il a encore démenti. en tout cas non man du ma gëm loolu. parce que fii de laa ko waxee woon. ku gis situation bi nga xam te ne nii. moom lay dund. jamono jii nii. ak xaalis bi nga xam te ni état bu Sénégal. ñu ngi koy sàkku ci moom. comptam yu ñu bloqué. ak position. des médias politique mën na lépp. waaw non c'est possible mais nag lii moom. politique tout est possible en politique mais lii moom man bokk jusqu'à la preuve du contraire. je dirais que lii mën ta nekk. man de jusqu'à l'extinction du soleil. gëm naa ne mën na ah baax na kon acca kon tu es libre ku nekk am yaa ngi libre ci say analyse ak say propos. mais man sincèrement parlant jàpp naa ne mën na nekk. kii moo waale. am na benn woy bu xale yi di woy genre politicien qu'est-ce que tu veux. je m'en fous de ça. waaw ma carte m'envoie. am nga si droit de toute façon pays démocratie lañ ne. ma carte m'envoie sànq ma ñëw dafa wax bu am solo mu ne ki gën ci gox bi. kooku la ñuy jël. effectivement loolu mooy li nga xamante ne moo war a am ki gën ci gox bi kooku la waa gox bi war a voter. donc peu importe ñoom seen état d'âme si seeni affaire. peu importe nu ñu mën ci mel l'essentiel c'est le peuple qui choisit donc nañu xool ki nga xamante ne moo gën seen gox ñu jël ko mu defar seen gox waxuma na koo xamante ne day ñëw maye ñetti yoon koo xamante ne defar na gox bi jàppale na ña fa nekk mu wóor na ni ñii ñoo fa gën ñu voté ko peu importe seen état d'âme. on laisse les choses. sëñ bi sañ yow yaa ngi fan ak noo gisee ku jege seen tolluwaay ci élection kooku xaar yi ñuy dëgmal. waaw sëñ Babacar loolu day moom ñun ñëpp ñoo ko bokk di suivre évolution bi nga xamante ni am na ci d'abord ci Yewwi Askan Wi xam nga ñun ñëpp dégg nañ ñi nga xam ne moom moo ci xew fi mu xewee aussi man moo ma ci gën a jaaxal maanaam xam nga Yewwi Askan Wi ba mu dooree dañu la bande des quatre avant tout à fait président Ablaye Wade ak parti di retiré wu kon mu des trois mooy Pastef ak taxawu Dakar ak PUR. mais problème bi ci ñooñu nga koy dégg. xam nga su doon da nga ko doon dégg ci ñoom ay par exemple benn Déthié Fall. wala beneen Ahmed Aïdara par exemple. nga ne ñii kat xëy na dañuy soog a ñëw xëy na am na yoo xam déggoowuñ ci. mais li ci doy waar mooy lan moo tax ñu di ko dégg ci ñii nga xam ne. ñoom ñoo toogoon waxtaan ba noppi. ne dañuy yeewi askan wi. jiitu ci nag. dégg nga léegi askan wi ñi koy yeewi ci suñu gis-gis en tout cas war nañoo mën a toog ne nii lañ leen di yeewee. bu ñu yoree mairie nii lañ ko bëgg a yore. mais problème bi mooy da ngeen a jóg ne da ngeen di yeewi askan wi ñu dem ba ci biir ñu dégg ngeen di xëccoo ay place ñu fasante maanaam kon loolu est-ce que réellement yeewi askan wi la kon. parce que askan wi moom boo ko bëggee yeewu yéen a ci war a bokk yéen a ci war a bokk gis-gis. que Dakar que Barthélémy Diaz jiite wala que keneen jiite ku bokk Pastef. warta doon problème mu ñëpp. ndax l'essentiel mooy déggoo nañ ci ni ñu yeewee askan wi. mais problème bi mooy wax ji ak jëf ji ci biir daa bokkul. ndax xam nga avant yi xew yëpp ñun xamoon nañ déggoon nañ fi ay candidatures yu ñu déclaré au sein du taxawu Dakar wax ne dañoo bëgg a briguer mairie bi léegi ñooñu ñi nga xam dañoo ñëw lan moo tax réglé wuñu woon problème bii
xanaa waxtaanuñu woon ci ni buñ demee Dakar nii lañ demee buñ demee tii nii lañ am na préalable yoo xam ne xanaa déggoowuñ ci woon ñëw ba fii nag ñun ñi nga xam ñu lañ bëgg a yeewi far nañ ñu yeew gën a yeew far voilà loolu man gis-gis boobu laa ci am bu dee Benno Bokk Yaakaar aussi noonu la parce que élection locale man ni ko sëñ Mandione wax ak kii rek ñu ci bari looloo ci doon seen gis-gis maanaam rendez-vous nit la ak ni mu war a diriger localité loolu warta pour man warta am ay Benno Bokk Yaakaar ak ay wàllu askan wi ak ay nangam yow mën ngaa bokk Benno Bokk Yaakaar gëm politique u Macky Sall mais ka nekk Pastef war laa gënal ci gox bi loolu war naa mën a nekk surtout parce que bokk Benno Bokk Yaakaar terewul ni xam nga nee nga da ngay dem njum ba mu yàgg nga daw xëccoo jeeg Cheikh Omar Anne waaw Cheikh Omar sama papa la sa papa ministre xam nga mais tekkiwul ne ku nekk Benno Bokk Yaakaar forcément nit Cheikh Omar Anne di doxale moo la war a gën a moo la war a neex mën nañoo xëccoo ci localité yi bu fekkee localité yi doo nga ñu ñor nag di laax de looloo waroon a am ñu xëccoo ci localité yi jiite léegi nag ñi nga xam ne xës nañoo def coalition ba pare ñu toog di leen xaar di leen déglu ñu leen dégg ci yoo xam ni la yàlla xam na askan wi war a yeewu ci wala yaakaar naa daal gis-gis boobu laa ci am ci gàttal macha allah monsieur Sagne am na solo torop bu ko defee Babacar ñu dem xooli deuxième dinkum waaw aco donc mu ngi noonu quoi qu'il en soit daal xam naa ne ñàkk déggoo bi judd waroon naa mën a bañ a am mais nag c'est très décevant comme ni ko monsieur Sagne waxee bu ñu demee ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca postulat ba di xuloo ci seen biir donc day mujjee nekk un problème Macky Sall nag de l'autre côté mën nañ jàpp ne il n'aura pas de problème parce que déjà lancé le défi bi ba noppi mooy que ne képp koo xam ne nekkoon nga ci benn gox yow ñu am benn tànneef bu ñu desoon ci yow bu fekkee am nga base politique bu dëgër wala nga mosoon a gagné foofu la élection ba moytul da lay conduiraat pour nga nekk li nga xam ne mooy candidat donc de l'autre côté nag problème dina judd parce que bari na ñoo xam ne nekkuñu woon candidat mosuñu gagné amuñu base politique peut-être te dañoo nekk candidat Yewwi Askan bi nag problème bi mooy man dama jàpp ni li ko sabab yëpp mooy li xew ci diwaanu Tivaouane parce que tamit ay alliés bu ñu demee ba mënuñu toog pour déggoo di waxtaan loolee war na mën a répercuter waat au niveau de Dakar Khalifa Sall dina solaat ay dàllam parce que man keroog bi ñu ñëwee Kaolack ni ma leen gisee man xalaatoon naa lu nekk ci àdduna ba mu mooy que 2 jours la ñuy tegi problème di juddu seen diggante parce que jour boobu moment bi nga xam ne nañu waroon def seen réunion fii ci Dakar mooy amoon benn choix que kan mooy nekk seen candidat il y avait même déjà Barthélémy Dias ak ñeneen ñu toogoon ba waxtaan war a juddu malheureusement waxtaan amuloon donc ci lañ jàppaatoon beneen date et que nag il faut bien savoir que ni il y a que 2 semaines moom moo des fu mu toll ni tembe te ce qui est sûr et certain mooy que ni Pastef li muy def nii c'est pour se mesurer par rapport au niveau de Dakar tey ak tolluwaay bi mu am au niveau du Sénégal est-ce que ça sera une réussite si tel est le cas donc dina ko jox beneen doye bu gën a am solo ci ñi nga xam ne ñu gën a dute ci moom sax ñu ne tembe donc moom mooy nekk maanaam la bonne li nga xam ne moo jëm ci wàllum tànne fi ñi amal pour élection yi nga xam ne mooy 2024 si jamais nag c'est raté donc on peut dire que ne mën na métti lool ci moom wala sinon dina amalaat liggéey bu mat sëkk wala liggéey bu am doole pour mën a am benn toolaay bi en 2024 naka lay mujjee ji nag loolu mooy question bi nga xam ne moo jar a posé mais quoi qu'il en soit moom ñàkk déggoo judd na ba noppi ci ñaari coalition yi taxawaale yi loolu moom bettul kenn du loo xam ne bette na Babacar mais aussi celui qui doit siffler quand même le début du match mooy le président de la République Macky Sall aussi de Benno Bokk Yaakaar moom qu'est-ce qu'il attend man sama question loolu lan lay xaar ci moom ku war a organiser élection lan ngay xaar ba léegi ci tabb say def say tànneef quoi c'est pas aussi facile est-ce que am nañ ambition sax kii def élection yi en 2022 non xam nga Sénégalais yàgg nañ di poser question mais il faut savoir que 2 semaines kese moo des pour question de choix ci liste électorale bi te Macky Sall léegi problème am ba léegi mooy même li muy wax ni yëpp juñ njaaj la nii rek di tergiverser maanaam que ku mos a am base politique wala ku mos a gagner élection parce que li muy wax mooy que ni ku conduire mu gagner kenn du jël risque di changer loo xam ne mu ngi dox mais loolu n'empêche day am problème parce que bu dee au niveau de Saint-Louis la Mary Teuw Niane ci moom la bokk déjà samp na ndëndëm si c'est au niveau de Guédiawaye yaa Aliou Sall bu fa nekk ak ñeneen kenn ku ci ne yaa ngi xëccoo même au niveau de Dakar ñi ko gën a jege ci la ñu bokk déjà donc tey jii Macky Sall il va falloir que mu trancher quel que soit alpha léegi nag bu fekkee ba léegi dafa toog nag tranché wul est-ce que amul ne dafa am lu ñuy romandaat ci suuf lu war a mën a xew mais la ca leer ba leen mooy que ni moom jafe-jafe dëgg dina ko am pour mën a tranché ci wa question de choix du nekk lu yomb de vraiment ndax élection yi dina am tamit nag. non c'est une question à se poser waaw peut-être. am moom dina ko def parce que kaay ma la benn affaire ay sa jàmm élection yi combien de fois lañ ko reporté élection yi Macky Sall mii dañoo waññaar loxoom opposition dafa waññaar loxoom mais tamit ma ne da ngeen pour mu organiser pour mu wax ne joxe date bi te choix bi nga xam te ne nii tey Macky Sall même organiser élection yi c'est du arrangement lan moo nekkoon arrangement lan la bëggoon moom
lan moo nekkoon schéma bi ñu tegoon ñoom. mooy fexe coupler élection législative yi ak locales yi ak présidentielles yi. léegi imagine buñ paree ci élection locales yi ñuy préparé nii war a demaat ci élection législative. jóge ci demaat élection présidentielle. ci diir bu ndaw boobu. parce que moom xam na li koy yor te bu fekkente ni am na benn tarxiis bu ndaw ci élection locale yi. waaw moom leer na ko leer yàlla ne moom illiko bi day këpp ci 2024. tu vois donc moo tax ma ne la loolu du doon arrangement léegi aussi. nuyoo fii rek dina feeñ réew mu toll ni Sénégal ak ni coronavirus bi def suñu réew ci wàllum koom-koom. te jamono élection ka Macky Sall instant bi question benn affaire Macky Sall liggéeyut jamono jii nii Macky Sall lu mu def mooy toog bureau mais ma ñoon di décevoir ay non déglu ma Macky Sall instant lan mooy problème am. mais xoolal régler Aïssa Thiam ak Babacar Kébé seen non kaay ma wax la ak kan moo war a kan laa war a postuler fii kan laa war a teg loolu moo nekk s'il te plaît xaaral bàyyi ma pare sama dynamique ay nuit blanche xam nga parce que gars yi nee nañ ci ay nuit blanche la nekk pour ay question de choix. non kaay ma wax foofu laay waxee te instant Macky Sall il a tous les problèmes du monde pourquoi tey Macky Sall loolu problème am la yow sa xalaat yow sa problème am la problème Aïssa Thiam problème am